juróom-ñaari waxtu tëftal fanweeri simili ci télévision Futurs Médias dal leen a jàmm ci xibaaru marax yi dina bokk ci li ñuy waxtaane mbiru politique alliance des forces de progrès ñu gën ko xam ci AFP ñoom nag tànn nañ seen candidat ñu ne nag président Macky Sall la ñu gunge ci élection yi atum 2019 njiitu AFP di Moustapha Niasse mu ne fii gisul benn candidat boo xam ne rek moo gën ci Sénégal ku dul Macky Sall ci loolu nag njiitu réew mi rafet la na taxawaay bi nga xamante ne rek waa AFP am nañ ko ca jamono jooju nag kuréel bi ëmb doomu Sénégal yi nekk bitim réew tey ñu feeti ci parti démocratique sénégalais ñoom jamono ji dañu gis ne rek dogal bi bàyyi ko woon ci comité des droits de l'homme aju ci mbir Karim Wade ñu ne rek loolu dina tax Karim am sens mën a moytandiku li nga xamante ne rek moo ko mën a tere lépp lu aju ci élection yi te loolu gis nañ ne Karim Wade dina teew fii ci Sénégal ci fan yi di ñëw collectif bi ëmb liggéeykat yi nekkoon ci yenn kër liggéeykaay yi fii toll ci fukk ak juróom-ñett ñooñu nag ñoom ñooy sàkku ci kilifa yi rek ñu gestu leen bokk na ci li nga xamante ne mooy ñaar fukki milliards ak juróom-benn yu ñuy laaj nguuru Sénégal mu aju ci indemnité ak arriéré de salaire foofee ca diwaanu Diourbel tamit am na lu toll ci juróom-benn fukki agent Sonacos ak lu tegal ñoom nag jamono ji jafe-jafe la ñuy dund aju ci assurance retraite ak itam paiement ay mois allocation familiale ba tax ñu ne rek soo moyul ci fan wi di ñëw sax dinañ gën a fësal seen taxawaay rek ngir kilifa yi mën leen déglu bu baax ci càppandaw xibaar yi dinañ wax ci tàggat yaram ak match bi nar a dox diggante génération foot ak Joliba bu Mali dinañ ko amal suba fii ci Ndakaaru ca stade Ngalandou Diouf ñooñu nag nekk na yemb na rek ngir ñu mën a amal combat wala sax jongante bu mucc ayib ci jamono jooju waa Joliba ne ñoom noppi nañ ngir mën a jële fii ci Ndakaaru ndam boo xam ne rek dina leen may ñu wéyal compétition yi mbokk yi lii mooy ponk yi boo leen taxiroo tuuti ñu faram-fàcce. mbokk yi asalaamaaleykum dal leen a jàmm ci xibaaru marax yi ñu door ak politique ak investiture bu Macky Sall ñooñu nag ñi feeti ci AFP ñoo defee ni mel ñoom nag nee nañ tànn nañ président Macky Sall ngir mu doon seen mbër ci élection présidentielle atum 2019 seen njiit Moustapha Niasse yëkkati ay kàddu ne fii ci réew mi gisul benn candidat boo xam ne rek moo gën ci Sénégal ku dul Macky Sall jiitu réew mi Macky Sall taxawee foofee tamit di rafetlu jéego yi nga xam ne rek am na digganteem ak parti AFP Alioune Gueye ci teewaay Kumba Amaad Lo la woon ànd ceeg ki nga xamante ne rek mooy Mouhamed Sow Dieng. ci xumbute bu mat sëkk la AFP wane dëgg-dëgg àndam ak président Macky Sall ci biir Benno Bokk Yaakaar ngir dëgmal élection présidentielle 2019. te président Macky Sall mii ñaan yàlla moom mi ko fi indi juróom-ñaari at mu def li fi def wane li mu mën continuer yéenaam pour Sénégal yàlla nañu yàlla dimbale yàlla suñu borom dimbale ko jaarale ko ci doomu aadama yiy wote pour ñu jox ko deuxième mandat. falaat président Macky Sall ci premier tour loolee di firndeel contrat bi ñu xaatimoon ci seen ndoxteelu ànd mu di àndu kóolute. Benno Siggil Sénégal def ci ànd à 100% yéen a ngi nii ña doon am xel yaar fekk si nañu tey laa wax. ñun le 10 mars 2014 ñoom yeneen date waaye fekk si nañu sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin. président Macky Sall bëgg lool ci dooleel bi ko AFP di dooleel te yaakaar gagné élection présidentielle yu 24 février 2019. Oui, vous avez bravé les intérêts particuliers de parti. maa ngi rafetlu bu baax a baax seen doxalin ak tabb bi nga xam ne tabb ngeen ma ko gis naa ne teg ngeen seen intérêt personnel jiital nag lii di intérêt démocratique ci loolu nag maa ngi leen ci sant bu baax a baax li des nag moom mooy ñu ñaan victoire u peuple bu Sénégal victoire ci tamit li nga xam ne moom la ñu nar a sóobu mu di élection yi. Victoire du peuple sénégalais. mbooloo mu bari teewoon ca loolee mbooleem ñu bokk benn bokk yaakaar joxante dig daje samedi bi ca Arena Tour ngir daal di fay jëmmal seen candidat. Kumba Amaad Lo ñeneen ñiy waajal seen mbër di fédération bi ëmb doomu Sénégal yi féete ci parti démocratique sénégalais ñu gis ne rek dogal bi bàyyi ko woon ci comité des droits de l'homme ca ONU aju woon ci dossier Karim Wade ñu ne rek dina leen dooleel ci seen xeex bi ñu sumb ngir lépp luñ ko doon toppee mën a neen
ci loole nag ñu ngi gis ne rek candidat bi ñu jàpp ne moom la ñu àndal Karim Wade la te fan yi di ñëw sax ñu ngi koy xaarandi fii ci Sénégal ñu teewlu kenn ci ñoom Alioune Gueye lay woo moo jiite fédération PDS bu Italie ci micro Cheikh Hassana Fall. mais liñ si jàpp mooy décision la boo xam ne ni bu am solo la ci xeex bi nga xam ne nii ñu ngi koy xeex depuis dès le début bi ñu téyee Karim Wade ba léegi. décision la boo xam ne nii comme ni ñu ko waxee ci biir waxtaan wi dana nekk loo xam ne nii encore dana renforcer position bi nga xam ni toujours moom la ñu am musa am te mooy que Karim Wade est innocent te jotewul dara ak l'état du Sénégal li nga xam ne nii moom lañ ko def teguñu ko ci droit teguñu ko ci yoon parce que fépp foo xam ne nii Sénégal dem na fa dans l'international dañ ko débouté jox li nga xam ne nii dëgg mooy Karim Wade donc aperçu boobu lañ ci am considération boobu lañ am ci décision bi. maintenant décision la boo xam ne nii bu am solo la comme ni ma ko waxee ci xeex bi nga xam ne nii ñi ngi koy mëne parce que ku nekk xam na ni suñu diggante ak nguurug Macky Sall gi nguurug Sénégal ci problème mu Karim Wade depuis bi ñu ko commencé ba léegi ab xeex la boo xam ne nii jeexagul te tant que moom xaddiwul wala tant que joxuñu dëgg gi nga xam ne nii sénégalais yi jox nañ ñu ko observateurs internationaux yi jox nañ ñu ko institution internationale yi jox nañ ñu ko ñun danañu continuer et je pense que décision boobu nga xam ne nii génn tey jii ñu doon ko waxtaane ak yéen décision la boo xam ne nii dafa war a def que l'état du Sénégal respecté ko def li nga xam ne nii mooy li nga xam ne nii moom la ko ñu wax ci beneen kàngam bu samp ndëndam rek fas yéene laaj réewu Sénégal demoon foofee ca diwaanu Ndiassane di président Idrissa Seck njiital parti réew mi nag sukkandiku rek ci bakk xalif bu Ndiassane di dalal ci addu ci lépp lu aju ci wàllu politique fii ci Sénégal muy sàkku ci ñëpp ñi ci yëngu rawatina ñi nga xam ne rek ñoo jiite parti politique yi ñu def seen kem kàttan ngir jàmm mën a sax dak fii ci suñu réew Sénégal ñu teewlu ay kàddoom ci micro Cheikh Anta Dia. ñoo ngi sant yàlla bu baax di leen nuyu yéen ñëpp di sant yàlla ci li mu ñu kàttanal ba ñu mën a teew fii ci Ndiassane ci gàmmu gi ñëw indi suñu ziyaar bokk ak mbokku taalibe yëpp célébrer juddug suñu sang ñun ñëpp yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam di ñaan ci occasion bi yàlla sotti jàmm ci Sénégal sotti fi ay xéewal defal ñëpp tawféex loolu moo doon sababu tànk yi te loolu itam dëppoo ak thème bi nga xam ni wax ngeen ni mooy thèmu gàmmu gi di sant ñëpp di gërëm ñëpp. jërëm ba ca assemblée nationale wax ci jamono ji ak budget ministère yi ñuy saytu tey ci suba nag ñu ngi doon dalal ñi nga xam ne rek mooy ministère bu intérieur atum ren ji nag ñu nemmeeku ci ne budget bi ñu ko baaxee woon atum daaw yokku na 2 millions ci ren loolu rek fekk ne dañu bëgg a jublu ci lépp lu aju ci wàllu kaaraange fii ci réewu Sénégal ci loole nag muy gis ne rek yëkkati nay kàddu jëmale ko ci fichier électoral yi ak itam li nga xamante ne rek mooy carte d'électeur yi loolu yëpp bokk ci li nga xamante ne rek dinañ ci jublu bu baax a baax compte rendu bi Fatima Touré la woon andi ci ak Thierno Laurent Mendy. opposition bi nañu xam ni benn fichier électoral rek moo am leeral bi nag Aly Ngouille Ndiaye da ko joxe ngir rek daal di tontu opposition bi nga xam ni dafa am xel ñaar ci fiabilité fichier électoral bi. opposition bi wax 3 fichiers man nee naa benn fichier la am gisuma ci ñaar gisuma ñett benn fichier la am du ma wane fichier bu mu amul. moom nag di tontu rek ay préoccupations yi nga xam ni député yi am nañ ko. Aly Ngouille Ndiaye daal di xamale ni carte électeur yi daal di na disponible ci préfecture yi. les carte électeurs yi sur 6 50 000 cartes yi jëmoon ci refonte bi on a distribué 5 852 000 donc mu des 197 767 cartes carte yëpp c'est un décompte physique mi ngi dans les centres de distribution. ci révision bi joxoogum nañ 386 000 cartes dans les centres au niveau du Sénégal et sur les 386 000 des na jël nañ 124 000 cartes donc mu des 262 000 donc fii may wax ak yéen 262 000 ak presque 200 000 il reste presque 460 000 cartes dans les centres de distribution à l'intérieur du pays donc ne ko nu ñuy jëli. ci affaire wu Karim Wade moom ministre bi sax di xamale ni kookee sax nekkul benn cas bi nga xam ne rek mën na leen inquiéter ci processus électoral bi. Sénégal wees na fu ñuy defee hold-up électoral ndax gars yi dañoo ragal Karim Wade bon xaw ma parce que man du ma candidat waaye yaakaar naa ne ñii candidat ragaluñ ko parce que ba ngay ragal koo xam ne kii mas naa gagné dara
waaye jàpp naa ne kon gëw ma ne ñi muy jàkkaarloo ak ñoom y compris ñenn ñi nekk fii du ñàkk gëw ma ne ragal nañ ko wala boog kenn waxuma ci ragal na ko. cas Karim Wade pour nous c'est pas un cas. ci jàkkaarloowam ak député yi ministre bi nag daal nañ ko interpellé ci côté sécurité bu baax moom nag Aly Ngouille Ndiaye rek di dalal xel yi ne lépp rek luy assurance ñoom dinañ ko jël ba kaaraange gi daa ci am ci mim réew. Fatimata Touré dañuy desandeek ministre de l'intérieur de Aly Ngouille Ndiaye muy fësal bi li xabaar ne am na fii ci réew mi lu toll ci juróom benn fukki ONG ak ñett ñoo xam ne rek ñu ngi liggéey ci biir Sénégal te waa ministère intérieur xamuñ leen maanaam nekkuñu ci répertoire bi ba tax na nag ñu ne jot nañu saytu secteur bu baax a baax xool li ñu liggéey ci lu aju nag ci ONG bi di Lead Africa ne nag ba jamono ji mu doon àddoog ci kanamu député yi jotul benn recours bu doon ñaawlu rek li nga xam ne dañ doon sàkku ci boobule ONG mu dakkal liggéeyam fii ci Sénégal ñu teewlu Aly Ngouille Ndiaye. Africa encore une fois du ONG association la comme fukki association fukki junni yi ak juróom-ñeenti junni association yi nekk ci réew mi association nag dafa am yoon nu mu tëral ci naka la war a doxee donc gis nañ ci benn saytu bu ñu doon def ne ci réew mi ci juróomi téeméeri ONG ak juróom-ñaar fukk ak ñeent lu mat téeméer ak ñaar fukk ak ñeent foog naa ne su ma juwul moom moo fi respecté réglementation bi yii de respecté duñ ko remarqué nañ aussi ci réew mi am na juróom benn fukki ONG ak juróom-ñaar yoo xam ne ñun répertorié wuñu ko au niveau du ministère de l'intérieur donc loolu il faut ñu xool parce que nag dans le contexte actuel mënuñu bàyyi kenn ku nekk ci réew ngay def lu la neex. ñu desandi foofee ci assemblée nationale bi yoon nag waa ministère de l'enseignement supérieur seen budget yokku na tamit atum ren ji ci lu ëpp ñetti milliards ci suñu xaalis ministre bi nag sukkandiku ci janoom ak ñi nga xam ne rek ñooy ndaw yi ci pencum réew mi di yëkkatiwaat lépp lu aju ci bourse li nga xam ne ñooy étudiants yi mu ne jamono ji nag jotul benn xabaar bu ne nag waa Ecobank dañuy dakkal seen liggéey lu aju nag ci li ñu yokk inscription bi foofee ca France frais d'inscription yi nee na dañuy sumb waxtaan ak kilifa yi France pour xool ne ñuy mën a def rek ngir ñu mën a wàññi loolu ñu teewlu Habib Faye bu fa teewoon andi ceeg Modou Diop. député yi wote nañ budget ministère gi ñeel wàllum njàng mu kawe mi fii ci mim réew budget boobee toll na ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi milliards ak lu toof la ca dolleeku rek buñ ko naatable at bi weesu toll na ci 7 milliards. yi nga xam ne ñu ngi koy def ngir gën a yaatal daara yi gën a yaatal néegu jàngukaay yi gën a tamit joxe ay équipement ci lépp lu jëm ci daara yu kawe yi. jëruñ gi di Mary Teuw Niane moom gis ni payooruk étudiants yi ñeel wàllum seen bourse Ecobank xaw ko na sa xel ne yëgu ci lenn. bu may dugg ci assemblée bi ba bu ma cay génn léegi dégguma lu mel noonu dégguma ni Ecobank dafa génn ci mbiru bourse yi comme nag lu ma déggul te wóoruma duma ci wax. Sénégal dina door ay waxtaan digganteem ak France ci li ñeel wàllum frais d'inscription ya nga xamante nit étudiants africains yi nar nañu koo fay foofee ca biir réew moomee. nañu fexe dëgëral dooleel li ñuy wax le label étudier au Sénégal mooy fexe ba ñaax xale yi ñu mun a jàng ci biir réew mi ngir loolu nag coppite yu bare yi ñu dugal ci daara yu kawe yépp looloo ko indi. gouvernement bu Sénégal ne jamono ji ci lu wees ci la nga xam ne gën na ci liggéey bokk na ci tabax di espace numérique ouvert yi di ENO lim gi toll na ci 21 yoo xam ne jamono ji sax ñu nga koy liggéey waaye itam l'état bi la mu gën ni bëgg rek moo di doomu réew mi toog fii jàngee fii ba tekki fii. foofu ci assemblée nationale laata ñuy saytu budget mu ñu jagleel ministère bu enseignement supérieur nag ay kurfeeñ jotoon na fa jóg diggante yenn député yi li ko waraloon nag dañu am loon ab déggoo rek ci la aju ci temps de parole ba tax na moom xawoon na tar ci ñenn ñi ba tax na sax ñeneen ñi di ñaawlu li nga xam ne rek moo fa jot a xew tey sàkku ci kenn ku fa nekk rek nga xam ne askanu Sénégal nga fa teewal Habib Faye teewoon na xiiro ngaayo bi ànd ceeg Modou Diop. beneen xeex ci pencum ndawum réew mi bile yoon ñaari groupe parlementaire yi ñoo doon weccoo ki kurpañ ak i saagante loolooy lekk sabab rek bokk na ci ñàkk respecté temps de parole ga nga xam ne jox nañ ko groupe yi. moo wax ni conférence des présidents mën na organiser débat yooyu suñ ci juboo ba ñu xayma minute bu nekk parce que nag minute yi ngay am
mi ngi tolloo ak ñaata député nga am sa groupe ñu ne kon nañu def ay débat yoo xam ne yenn ministères yu mag yi nañ ko def ñeenti waxtu yenn ministères yu ndaw yi diggee ñu def ko ñetti waxtu yeneen ministères yi nga xamee ni jàpp nañu seen débat mën na bañ a gudd ñu def ko ñaari waxtu mais ñaari waxtu ci débat dafa bare mooy 120 minutes man ma d'accord ni nañ ko jëlee ci ñaar fukki minutes ak juróom-benn ba def ko ñeent fukki minutes te kat loolu man proposé wu ma ko ñoom ñoo ma ko proposé waaye nag bu fekkee da nga bëgg lu ñëw rek nga wax mel ni yow yaa xam lépp loolu tam moo indi jafe-jafe yi loolu nag moo indi coow li ñi nga xam ne dañoo bëgg jamono bu nekk rek ñu ñëw di wax te loolu moom li ko indi politique rek la. waa groupe bii di liberté ak démocratie ñoom ñoo ñeene du ñu bàyyi benn yoon mu sedd ndax itam ku leen dóor ñu fay. waaye du nit koo xamante ne matoo ministre matoo président toog en pleine commission ne bu plénière jotee dinaa yabal samay xaj lu ngeen fi def ñu dóor leen loolu nag képp ku ko fi wax yabal say xaj ci suñu kaw ñun ñu doon ay gaynde yuy fayu lii moo xew ci assemblée bi tey président groupe Benno Bokk Yaakaar moo ne bu jotee bu ngeen fi waxee benn baat dinaa yabal samay xaj ni leen uf ñu tàllal seeni nunar ñun yoruñu nunar yu xale di tàllal. mu am ñu jóg ngir fexe ba soxna yi ñoom duñu dugg ci lépp lu aju ci wàllu fitna ñooñu nag dañu gis ne rek faw ñu fexe ba ñu am ci lu ñu jàpp taxawaay boobu nag ñu firndeel ko ci plan Sénégal émergent bu ko defee kenn ku nekk bu amee ci lu mu jàpp dina moytandiku yenn fitna yi Aïssatou Gueye ba fekke woon ndaje ba andi ceek Amadou Ba. mettital yi ñuy teg ci kaw jigéen ñi mi ngi gën di wéy fii ci Sénégal di jàngat bi enquête démographique de statistique bi def kuréel googu doon weccante xalaat ak ñi ci yëngu ngir indi ay saafara ci mbile mbir. li ñu gis mooy mettitalu jigéen ñi ak xale yi mi ngi fi ba tey ci Sénégal dañul ci liggéeyukaay yi dañul ci jàngukaay yi dañul ci kër yi mais am na fu muñ ko mën a xoole am na fu mu gën a bëree am na foo xam ne itamit xaw na fa tane mais li gën a am solo mooy phénomène bi mi ngi fi bu ñu xoolee itam ñu ni xëy na aada ak sutura moo tax jigéen ñi ñu ngi leen di sonal mais lu ci bari duñ ko wax seet nañ ni téeméeri jigéen boo gis ñu am ay métit juróom benn fukki ak juróom benn dénoncé wuñ ko loolu dafay tax ñu ni war nañu yokk suñu taxawaay ci jàngal jigéen ñi seeni droit seeni yelleef ak itamit sensibiliser leen sensibiliser même dëkkandoo yi. ngir xeex mettital bi ñu teg jigéen ñi jot na ñoom ñu moom seen bopp. dañoo xam ni que mettitalu jigéen yi tant que mi ngi fi autonomisation de la femme bi nga xam ne moom la président Macky Sall bëgg a def dana jafe réew mi pour que PSE ak Sénégal émergence egg fi ñu ko bëgg a eggale il faut nécessairement que jigéen ñi jàpp ci jël ci seen wàll te loolu day fekk nag du ñu am mettital. EDS ak ay partenaires am boole seen doole ngir li ni mel dañ fi ba faaw ba tax na la leen tax a jóg bokk na ci limu jigéen ya ñuy mettital wàññeeku bu baax. Aïssatou Gueye ba ñi nag seen lim tollu nañ ci juróom benn fukki agent yoo xam ne rek nekkoon nañ ay liggéeykat foofee ca Sonacos ñoom nag jamono ji dañu gis ne rek dañu am ay jafe-jafe li ko waral moom kenn de cotiser tul rek seen assurance retraite rax si dolli seen mois allocation familiale moom gëj na ci jot ba tax rek ñuy sàkku ci kilifa yi ñu saytu si seen mbir ñoo ngi doon tase foofee ca Diourbel nag ngir xool matuwaay yi ñu nam jël rek ngir mën a gën a taxaw bu baax a baax ñeneen ñoo xam ne rek dañu nekk ci ay jafe-jafe mooy ay liggéeykat yu fi nekkoon ci ay société publique fii ci réew mi ñoom nag jamono ji sax nee na boo moyul dinañ sumb rek li ñu duppee grève de la faim li ko waral nag gis nañ ne booba ak léegi nguuru Sénégal daf leen yoral li toll ci ñaar fukki milliards ak juróom-benn ci suñu koppar loolay aju rek ci ay indemnité arriéré de salaire ba tax ni ñu ne jamono ji tamit dañu am ay jafe-jafe ci sàkku tamit ci kilifa yi ñu taxaw leen bu baax a baax. gannaaw ba ñuy màggal seen fukkeelu anniversaire waa IPA rek amal nañ tey benn forum loole nag ajoon ci li nga xam ne dañ ci xalaat lépp lu aju ci wàllu koom fii ci Sénégal ni ñu def bi suqali askan bi yëngu-yëngu yi di wàllu mbay meek yeneen fànn yi nga xam ne rek askan waa ci yëngu ci loolu nag amal nañ ci ab ndaje waxtaan ci xool li ñuy jaar rek ba lépp mën a yemb ci loo Mamadou Sam àndoon ceeg Pape Sangone Mbaye waxtaane lii ñël ëllëgum mbay mi wante itam delloo njukkal kii di Jacques Faye
waraloon IPAR ak ay collaborateurs am daje tey jii. En hommage d'un grand chercheur émérite docteur Jacques Faye. tey jii dañu doon delloo njukkal kii di Jacques Faye nekkoon fi icône bu mag waaye itam waxtaanee li jëmal kanam li ñu dippee exploitation familiale. L'avenir des exploitations familiales dans un contexte de mondialisation. jëwrin bii ñu dénk wàllu mbay mi nag jàpp ne ngir mbay mi gën a jëm kanam faw rek ñiy jiite gën a fësalaat seen engagement. gëstukat yi nag du ñu dajaloo tey ak baykat yeeg yëpp di waxtaan ci colloque bi dinañ seet naka la ñu mën a def ba jafe-jafe yu exploitation familiale yi am ñu saafara ko ba nga xam ne dinañ gën a dëgër ba gën a mën a dimbali sunu dëkk yi ci dund ci lu ñuy dund ak lu ñu mën a jaay bitim réew. agriculture familiale maanaam mbayum tool yu ndaw yi am fi solo lool ba tax ministre bii di jàpp ne lu ñu war a saytu la. ku yaakaar ni exploitation familiale yi dinañ dem ba dootul amati ndax gaa nee nañu daal progrès du ñëwee xëy na waratuñ fi nekk ak yooyu kooku da ngay jum exploitation familiale il faut que mu am. jigéen ñi am ci wàll ba tax directrice bu IPAR bi di xamal ngir jigéen ñi jot ci suuf gi ñu bayee doonatul problème. mën nañu wax ci jamono yële lu jafe la woon waaye léegi moom lépp a soppeeku ndax ay jéego yu am maanaa yu ñu jël jigéen ñi amatuñ benn problème ngir am ay suuf. suqali mbay mi ak dundinu baykat yi waaye itam danger yi ñu remarqué doon seen objectif bi ñu génnee ci boobule ndaje. ñu wax ci raay bi nga xam ne rek dañ ko jagleel suñu benn naataango bu nekk foofe ca APS diwaanu Ziguinchor turam di Mamadou Mouhamed Tidiane Ndiaye moom la ñu baaxee rek prix Grand Prix africain FAPA ci atum ren ji ci liggéey bi nga xam ne rek jot na ko def itam mu aju ci lépp loo xam ne da ci dugg rek ngir taaral askanu foofe ca Casamance rawatina ci liggéeyu soxna yi ak itam li nga xam ne rek dafa bëgg diwaanu Casamance ñu gën ko ràññee dinañ ci ñëwaat ci suñu xibaaru nasaraan yi ak Cheikh Tidiane Diaw. ñu wax ci football tàggat yaram ak ñi nga xam ne rek génération foot ñoom ñooy dalal ñi nga xam ne ñooy Joliba du Mali mu aju ci li nga xam ne rek mooy tour préliminaire bu Coupe CAF ñu nar ko amal foofu ci stade Ngalandou Diouf ñu ne nag gone yi Denis Biram Ndaw yi ñoom tollu nañ jamono joo xam ne rek daanaka lépp yemb na ngir ndaje boobu ñu mën ci jël ndam Mamadou Fall tasewoon ak ñoom ànd ceeg Jafara Ba. tour préliminaire bu Coupe CAF génération foot di dalal Joliba bu Mali mu nekk ndaje mu am solo ngir yeggali bile compétition. C'est une compétition où il faut avoir un engagement total. ci compétition yi faaw nga doon acteur ndaxte xam nañ fii ci Afrique bëri na ay éléments yoo xamante ni joueurs yi duñ ko maîtriser faaw nga nekk équipe boo xamante ni da ngay pare tactiquement physiquement waaye ci wàllu mental itamit fokk ñu nekk acteur rek nu situation bi mënti mel ñu daal di koy adopté maju ko moom kon équipe bi doon benn équipe engagement nag ñu wane ko ba mu mat sëkk. dajeek équipe bu am expérience loolee mënul yomb moo tax gone yi Denis Biram Ndaw yi nee nañu daañu def seen kéem kattan ngir jël ndam li. Ce qui est clair aussi, c'est que vous pouvez compter sur nous. dinañ wane engagement bu mat sëkk dinañ jaay suñu der comme niñ koy waxee adversaire bi ñu jàppee match bi ñun lu ko raw lañ ko jàppee tey jii faaw ñu wane xar kanam bu yees football bu baax waaye itam fexe ba jël ndam li. génération foot faaw mu jël ñetti poñ yi dugal ci poosam fii ci Ndakaaru ngir yaakaar nag ci retour bi mu mën a fubal ak xel mu dal match aller bi ñu jàpp ko niki ñaar fukk ak juróom-ñett ci weeru novembre ci stade Ngalandou Diouf bu Tëngéej niki bu juróomi waxtu jotee. Mamadou Fall dañuy desandee ci match boobu ak kàddu yi nga xam ne rek entraîneur Joliba moom yëkkati na ko ci match boobee mu ne équipe am dinañ def kem kàttan ngir mën a jële résultat bu woo xam ne rek dina ko may mu wéyal compétition bi ñu teewlu ay kàddoom ci micro Mamadou Fall. match extrêmement difficile pour nous. match bi match bu jafe lay doon match bu metti ñun nga xam te ni amuñu championnat te yéen nag yéen kon yéen a ngi ci ñeenteelu journée bu championnat avantage bi ci yéen la ne ñun ñu ngi doog a taxawal ab groupe bu bees boo xam te ni ay ndaw la kon mën nañ jàpp ni yéen a amee avantage waaye match moom 90 minutes la te ci biir 90 minutes lu ne mën na cee xew surprise mën naa am ñun li ñu namm moo di gagné match bi fii ci Dakar bu fekkee ni sax ñu ngi fii nga xam te ni moo di réewum jàmbur
waaye nañ jàpp ni dara kenn gañewu ko à l'avance match bi xale yi dinañu football dinañu xeex ngir mën a jël ndam li fii ci Ndakaaru. mbokk yi fii la ñuy yemale xibaaru marax yi di leen jaajëfal ci teewlu beeg safo bi ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew tënkal leen xibaar yi ci nasaraan jërë ngeen jëf.